asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu fii si bëtu Thiès TV télé gox bi di nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi seetaan seen émission boobu di Fembel Fembel nag nekk émission boo xamante ne jigéen ñi ñoo ko moom day wane taaru jigéen si anam bu ne di wane rafetaayu jigéen mu am aspect boo xam ne dañ see nekk muy la beauté extérieure bu ñu déggee extérieur nag mooy yóbbu jigéen ñu solal la si salon bi coiffé la ah Omar Bijou takkal la takkaay tailleur bi ñawalal loolu beauté extérieure li ngeen mën a gis waaye bu ñu ne beauté intérieure loolu moo ñu neex mooy li nga xamante ne ku jigéen ki moom la war a jikkoo mooy li nga xamante ne jigéen mooy taxawaayam société bi mooy li nga xam ne jigéen ku ko xool xam na rafet na jikko te rafet na nekki na muy jigéen looloo wala des fois da ngeen di gis émission Fembel di invité ay jigéen ñoo xamante ne dañoo rafet sa la ñu nekk seen parcours rafet na te mën nañu natt ne ay jàmbaar lañ ay dóorkatuwaar lañ ak ñoo xam ne dañoo taaru lool ci la ñuy def loolu nag moo ëmb émission Fembel waaye tey jii maa ngi taxaw fi nga xamante ne mooy le restaurant Le Pamanda Pamanda nag mi ngi nekk diggante rond-point Ngent ak diggante police centrale bi nekk fii côté Ngent bu ko defee Le Pamanda nag nee naa restaurant boo xamante restaurant bu chic la tey ji moo accueillir équipe Fembel accueillir waa Thiès TV accueillir aussi suñu belle bi nga xamante ni moom lañ leen tànn defal leen belle du jour bu ko defee rek damay ànd ak sama cameraman bi nga xam ne saa su ne rek nee naa leen mooy omat émission bi saa su ne rek moom la ñuy àndal comme yóbbamteem dama koy wax muy image yi rafet yi muy def ah di defar émission ba mu taaru Lamine Sow nit ñaa ngi lay gërëm si loolu kon nag dañuy daal di ànd ak moom ñu daal di dugg daal di xool suñu bel nu mu toogee ndax xam naa ne fii lañ ko joxoon rendez-vous Le Pamanda restaurant bi kon ñu jàdd daal di xool ni mu toogee bu ko defee rek ñu daal di waxtaan ak moom mu daal di nuyoo ñi nga xamante ne tey ji ñooy seetaan émission Fembel chérie noo def. Ça va Tata. daa yàggoo fi. Non même pas. j'espère qu'on t'a bien accueilli. Oui accueil bi c'est chaleureux et tout calme na et tout voilà. waaw mun fii nag mooy restaurant Le Pamanda nee naa leen boo fiy dugg tàng booy génn da ngay sedd boo fiy dugg xiif boo génnee da ngay suur macha allah donc dañ lay nuyu bu baax a baax man gaa xam naa ni nga tudd mais dama bëgg ñi nga xamante ne ñoo jàkkaar yow di la xool ah nga wax leen sa tur. Man c'est Yacine Diakhaté. Yacine élève la. Je suis étudiante à l'UCM de Fatick. Ah d'accord yaa ngi ba Fatick. non Yacine tam nga bàyyi suñu université yi dem ba Fatick. Mais c'est juste que je suis orientée là-bas du coup mënuma si dara. Voilà. Ban branche nga suivre. Sciences éco la nekk. Sciences éco donc mi ngoog tey suñu bel bi dafa mel ni élève la étudiante la day jàng donc mu mel ni képp kuy jigéen rek taamu nañ la si émission bi moo xam femme de ménage la moo xam da ngay jaay ah moo xam si loo mënti nekk rek nee naa la émission Fembel plus am nga si wàll ba tax na rek Yacine lan nga ressentir bañ la jëlee def la suñu belle du jour ndax xam nga nag jigéen ñi bari nañu waaye nag équipe bi daal di lay tànn nii ah. Exactement déjà mosuma xalaatee sax que dinañ ma mos a jël du coup donc ñëpp am nañ chance pour ñëw vraiment kontaan naa trop. Voilà. dégg nga daal si liñ la jël. waaw kontaan naa moom vraiment mosuma xalaat quand même dinaa mos a nekk ci genre émission yi. Vraiment ça me fait plaisir. nan nga gisee émission Fembel. Bon yàgg naa di ko suivre nag. Mais mosuma xalaat ni que vraiment voilà dañ ma mos a mën dox dajeeg man nii jël ma voilà ci noonu kese du coup. Je vous encourage parce que émission bu neex la dama koy suivre le fait que ngeen jël jigéen ñi tout yóbbu leen ñu defal leen ba mu baax xam nga ñu tamit loolu daf ñuy neex. daf leen neex dëgg la waaw loolu laay def ak yow sax damay ànd ak yow ñu daal di lay defal ba mu baax sama coiffeuse ndax xam naa ne rafet nga sax waaye day mottaliwaat taar bi tuuti rek gën ko jekki-jekkal. ñu ngoog loolu waaw sama bele ngi dama bëgg ànd ak moom dem ak moom sama coiffeuse waaye sama coiffeuse mi ngi nekk ba Cité Senghor dama force yooyu béy nii dafa mën li muy def mën liggéeyam te nekk ci këram nit ñi di ko si fekk si muy def lu rafet te amaana mën nga mën sa liggéey ibbi sa salon am ñoo xam ne
dañoo mën seen liggéey waaye xëy na amuñu doole bu ñu ibbee salon wala boog amuñu local bu ñu defee seen salon looloo waral émission Femme Belle di gëstuwaat ñooñu nga xamante ne mën nañ seen liggéey te ñu ngi nekk ci seen kër ñu bëgg leen a wane ñu xam leen nee naa leen ku jigéen ñi favoriser rek la ngay def mën nga ko kon donc ñoom tamit am nañu wàll ci biir émission bi looloo waral tey suñu coiffeuse nekk ci biir këram di def lu rafet nit ñi bëgg ko macha allah jigéen ñi sopp ko kon looloo tax tey ji dinaa fa yóbbu sama belle jour bi ñu dem ba këram mu sargal ko sagal ko wan ñu aussi li nga xamante ne moom la ko nit ñi di bàkkee moom la ko nit ñi di ko jëwee muy liggéey bu rafet mu wane ko sama coiffeuse bi bu ko defee rek noonu la ñuy def daal di dem ba diwaani Cité Senghor waaye Cité Senghor su ma fa demee nee naa la sama xol day sedd ndax macha allah sama cameraman bii di Lamine Sow fa la dëkk fiefam la kàcceem la kon tey moom macha allah dañuy jëm fi nga xamante ne mooy diwaanam waaye aussi dama si fàtte sama càmmiñ bi nga xamante ne kooku mooy Pape Gueye moom mi ngi ba dinaa Cité Senghor madame Camara duma ko fàtte moom tamit mi ngi diwaanu Cité Senghor waaye nag duma fàtte ki nga xamante ne mooy Mama Diop madame Wade moom tam mi ngi diwaanu Cité Senghor kon nii laay def ñu daal di àndandoo dem fi nga xamante ne mooy Cité Senghor daal di yóbbu sama belle bi si coiffeuse am mu daal di woon la mu mënee ay ñu dem waaw comme ni ma leen ko waxee woon ñoo ngi nii diwaanu Cité Senghor ñëw nañ fi daal si fekk si suñu coiffeuse bu ko defee rek dama koy bàyyi mu daal di nuyoo moom mi nga xam ne tey moo ñu dalal tey bi këram. asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum tamit waa Cité Senghor di la nuyu bu baax yow laa Titi di la wax daal ak jàmm contentement rek maa ngi nuyu ñëpp daal. waaw tey ñu seet si la fi nga xamante ne mooy sa kër macha allah tey nag gis nga belle bi ma la indi noo gisee belle bi ma la indi. macha allah belle moom indoo la moom. kontaan nga ci. kontaan naa ci bu baax a baax. waaw pour bañ a jël nag sa temps comme mu ngi xaw a naaj. dama lay bàyyi nag daal di jublu si liggéey bi. ndax mën a boo gis il faut que nag ñu joxal na yow la. te damay dégg ñu naan yow la man nag dama bëgg tey nga prouver ma prouver ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloo yow di la seetaan ni yow la. d'accord incha allah. waaw kon ba ci kanam. incha allah waaw. kon à tout à l'heure incha allah.
ba tey ñoo ngi ci émission bi nga xamante ne mooy émission Fembel gannaaw ba ñu jëlee suñu bel ci restaurant bu yaañ ñu boos di restaurant Le Pamanda ñu am bel bu yaañ waaye fii lañ ko indi Cité Senghor newoon naa leen damaa seet ci coiffeuse boo xamante ne dafa mën lu muy def ndax nee naa leen ci début ba dañ maa soufflé wala ma for ci wéyi bay nii dafa mën lu muy def loolu tax tey ñu ñëw këram diwaan fekk ci ko dénk ko suñu bel yaakaar naa ni pare na ak suñu bel ku xool suñu bel xam ne ki ko tiim mën na lu muy def ba tax na rek Ami dama lay delloo waa njukkal bu baax a baax di am mbégte contentement ci dalal bi ñu dalal mais aussi di kontaan ci liggéey bu rafet bi nga defal sama bel. Merci beaucoup asalaamaaleykum alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu waa Cité Senghor di leen gërëm di leen sant aussi tamit di nuyu sama tata bi toog di ko gërëm di ko sant. waaw dañuy kontaan dañuy kontaan ndax ba ma ñëwee fii macha allah def nga ma accueil boo xamante ne damay kontaan dama xam ne da nga bëgg sa métier. tey jii ñu fekk la sa kër ndax damay wax tout le temps ñi nga xamante ne am nañu salon mën lu ñuy def ba ubbi seen salon mais aussi am na ñoo xam ne dañoo nekk seen kër mën lu ñuy def xëy na doole bi moo yemul pour ñu ubbi salon wala xëy na dañoo amagul local bi nga xamante ne moo leen mën a may ñu ubbi salon tey ñu fekk la sa kër ngay liggéey bu rafet te ñi ma indi fii nee na ñi da nga mën li ngay def Ami lan ngay wax ci loolu tuuti. waaw sant yàlla bu baax a baax parce que li ñuy wax rek ku yàlla tàcc nga fecc xëy na man sama bu saa dikkagul mais maa ngi xaar yàlla parce que li may wax rek nee naa leen am na ñoo xamante ne nii am nañ seen i matériel ubbi salon taxul tamit ci biir kër yi li ñu mën rek ñoom moom la ñu mën franchement bu ci man kese am na ñoo xamante ne tamit samay copine la ñu bëri seen i biir kër la ñuy defaree mais aussi tamit maa ngi wax naan à chaque fois rek ñi ci tali yi génnee am seen i salon ñun ñi suñu biir kër la ñu am mais bis bu yàlla defee tamit ñu am moyen bi ñu dañ mën a ubbi suñu biir kër soit tamit ñu dem feneen ubbi fa waaw mu mel ni coiffure bi dafa am ñoo xam ne des fois su ma leen laajee dañuy naan doon la ci ñoom mu am ñoo xam ne su ma leen laaj dañuy naan dañ ko dem jàngi donc yow dafa nekk don ci yow wala da nga jàng ji lii di métier coiffure ak maquillage di ko def sa kër mën naa la wax benn côté samay sœur moom ñoom ñëpp dañoo mën leet benn côté tamit jàngi naa tamit dama sa sob dama daan jàngi sax nekk ci affaire yi di lettantu affaire yooyu amoon na benn femme bi ñuy wax Dial Thioy de passage maa ngi koy nuyu bu baax a baax Dial Thioy da daan leet ay xale su mu saan di leet xale day ni kepp su ko defee man damay ñëw maa joxe mèche et tout ci kaw loolu booy seet man peut-être laa njëkk a mën peut-être laa njëkk a mën ci laa jàngee aussi commencé yeddi institut ba ñoo nekkee nii. lan moo la motivé nga def métier coiffure da ngay gis xale yi des fois dañuy dem def couture ñii di def yeneen ay baana ak yooyu ñii di nekk ci beneen métier. mais yow nga jël métier coiffure bi rek def ko muy métier da nga ci am référence wala am koo xam ne saa boo ko xoolee sa xel day nekk ci wàllum coiffure ba tax na nga bëgg ko. waaw bonne question parce que man à chaque fois dama naa nit ki lépp li nga bëgg rek yàlla la ci jàppale. man du fii rek laa njëkkee croix rouge laa njëkk a def. nekk ba xam nga rek li ñu naan les moyens ne sont pas bons. après si laa génn bi ma génneeloo man maa ngi doon jàngantu leet. boo tax ma yàq sama loxo. damay dem xam nga xool yi ni may avancé ci kii bi nu tudd ci coiffure bi. en même temps man Latifa dama ko sama idole la. ndeysaan waaw Latifa. Eva Latifa waaw sama idole la. muy def lu rafet j'aime beaucoup cette femme là. vraiment xanaa looloo tax nga bëgg Petite Tête. si looloo gën a yokk tax macha allah looloo liggéeyam. waaw looloo gën a yokk tax ma bëgg Petite Tête. parce que Latifa dama ko naw. ndax moom këram la commencé. dama am benn jour may seetaan benn document. nee na moom bu njëkk pentre bi moo nekkoon bu xëyee mooy doon salon. mais la nuit mooy doon kii bi. mooy doon néegam quoi. nee na mu si dem di si dem ba tey mi ngi ni alhamdulilah. kon tamit su ma commencé sama kër bi nga xamante ne nii sama kër papa la man yaakaar naa ne su ma xoolee ci Latifa rek man yaakaar naa dinaa dem quoi. waaw ñu ngi nuyuwaale Eva Latifa de passage une grande dame de la coiffure sénégalaise laay wax ndax léegi yaakaar naa ni moom turam dem na ci àdduna. waaye dañoo am ay Latifa yu nekk fi biir Thiès ndax ku xool Adama Kanté. macha allah xool dem ci yàlla ki ne géej mi fi newoon. ñoom ñëpp macha allah dañoo mënoon li ñuy def. aussi ma ñëwaat ci wàll bi nga xamante ne mooy wàll bi nga defal tey sama bel ndax dama la indi bel boo xam ne tarkal la ku ko xool xam ne rafet na mais dafa ñëw nga gën a yokk taaram. donc ma gis da nga defal ko mèche dafa ñëw nga xool ne mèche moo gën a adéquat ak moom wala boog da nga xam ne mèche xale jigéen dañ ko bëgg dafa nekk tendance. waa ñaari affaire mi ngi ci de un
ñu ngi dugg ci décembre. te ku nekk xam na ne décembre moom xale yi mooy loolu. mèche rek lañu bëgg dañuy bëgg mèche xam nga. moo tax ma génn foofu. en même temps ma gis temps ma xam ne kii bi mèche bi ànd na ak moom. moo tax ma defal ko tey génne ko ay écailles yu am solo yu rafet sax macha allah. waaw létt yi rafet na. te jàpp na ko tey moom xam naa ne nekk na si à l'aise dafa mel ni ku tàmm mèche. mais ñu ñëw si wàllu make-up bi. des fois damay dégg ne make-up nit ñi dañ koy jàng te léegi make-up sax boo dee xool xale yi ñu ngi koy fonti di ko mën. mais aussi yow make-up bi nan la la dikkee nii parce que létt nga commencé. di def ay petite tête di teg ay crépage di def ay mèches te xam naa ku la jox nga tresse. gongo lay doon macha allah donc noo def ba mën maquillage bi nii. sob rek. man moom xam nga nee nañ ñun moom boo osé. mais man damaa osé. damay gis sax nit teg crayon. man balaa moo pare xam naa fi mu jëm. waaw dama osé ci affaire bi quoi. waaw loolu kese la mais jànguma ko. mais tak bu nit defee dara rek dama naan suba dinaa ko def. te sax force ma ko defee day jàll. xam nga loolu lu ma koy tuddee. gëm sa bopp. si waaw da nga gëm sa bopp. ma ñëwaat ci beneen question. ni mën nga létt. mu mel ni macha allah mën nga li ngay def ndax ku xool tey tresse yi nga defal mèche yi nga defal sama belle xam ne mën nga wàllum bopp. maquillage bi aussi rafet na. aussi est-ce que da ngay faral di maquiller ñi nga xamante ne dañuy am ay yenn cérémonie lu war a ngénte mariage wala nga am benn cérémonie boo xamante ne soxal na la ñu ne xaaral ñu daw si ami mu daal ñuy defal. si man damay ñëw fii dafa am ñu bëri dañuy ñëw fii solu si am na ñoo xam ne aussi tamit dañ may contacter. woo ma ne maa mi ñu ngi fii. est-ce que mën nga ñoo ñëw defaral effet yooyu. man damay dem fu nekk ku ma woo damay dem kii la defaral la ba mu baax daal di ñëw en même temps am na ñuy ñëw fii am na ay clientèle de. am na ay clientèle yoo xamante yi ñëw fii ma defaral leen ba mu baax macha allah. damay dégg ñu ne wàllum maquillage wala wàllum lit wala lu jëm si wàllum coiffure tant que amoo matériel bu doy doo ko def ak yow loolu ngay wax si loolu. waaw côté boobu moom neex na trop pour nga laaj ma ko parce que man nee naa matériel ci la bokk. mais lu xel màccul. dara du fa baax. doomu aadama mën nga am ñaari crayon. soo tegee rek mu dem. ci esprit bi la. man gëwuma loolu si man gëwuma loolu. man li ma gëm mooy soo gëmee sa bopp. da ngay dem. voilà mais matériel ci la bokk si bi nga ko amee moom ci la bokk. mais gëm naa ne nit moom boo gëmee sa bopp soo yoree ñaari crayon rek mën ngaa demal sa bopp. man loolu laa wax. lan ngay wax sa moromu jigéen ñi nga xamante ne dañoo mel ni yow mën nañuy def nekk seen kër di liggéey lan nga leen di gën a dooleel ban encouragement nga leen di gën a jox pour ñoom rek fa ñu nekk ñu mën a gëm seen bopp ndax xam naa ni émission Femme Belle bi ku ko seetaan te mel ni yow toog këram di liggéey dina gën a amaat passion ci li muy def. sama morom yooyu li ma leen di conseiller mooy nit ku nekk fa nga dëkk nga am. ngeen gën a góorgóorlu seen biir kër yi. man gëwuma dem ci salon jàmbur def ko accessoire te moomoo ko. am nga sa toit yaa ko moom. pourquoi pas nga fay liggéey. gëm leen seen bopp ngeen nekk si biir kër liggéey seen liggéey. te aussi tamit liggéey dañ ciy laabiir. boo si laabiru doo dem. liggéey da nga koy jox li mu moom. soo ko joxul li mu moom tamit du dem. comprendre nga ñun ñu ci kër yi bien vrai que ne gaa yaa ngi ñuy fekk si mais ñun ñi ñu gëm ñi ngi ñëw. man ñi ñu wóolu ñun ba si ndaw si taxaw ñoom ñi ngi ñëw. ak ñeneen ñi ngi ñëw man damaa gëm sama bopp. ku ñëw soo dikkee balaa ngaa génn nga xam ne am zone yi jaar na fi. ku ñëw dinaa la accueillir normalement. dinaa la teg lu ma am ma bokkoo ak yow defaral la ba mu baax nga daal di dem. ñi ci biir kër yi nañ gën a gëm seen bopp jàpp seen bopp te xam ne matériel tamit baax na si mais tamit gëm sa bopp da cee bokk. waaw gëm sa bopp mooy lépp ndax man à travers sax rapport yu ñuy am par téléphone. je sens que da nga nekk jigéen bu jàmbaare jigéen boo xamante ne bañkat nga te da nga gëm sa bopp. mais dañuy balaa maa jeexal ak yow damay ñëw si benn rubrique boo xam ne saa su ne rek dama koy def muy truc et astuce. muy rubrique bi nga xamante mooy toj yax bi. Abi dama lay wax si coiffure bi lan moo la si neex ak lu la si naqari. li ma si neex sax boo seet lépp ma neex. ndax daal lépp ma neex danga may indil bel bu jongo ma macha allah. macha allah. ba pare teg ci sama poudre yaa ngi naan bagage dara jeexul. parce que am na yenn kanam yoo xam ne tey jii boo koy kii day naqari. il fallait nga jël say gommage defaral leen toppatoo leen jël temps xam nga. mais xale bi defal ma ko dara. macha allah defal ma ko dara damaa ñëw teg sama poudre. rek mu dem jël sama aloe vera fomp ko ba mu set rek may bañ. mais wax dëgg si yàlla mèche yi sonalu ma. maquillage bi sonalu ma dara sonalu ma instant bi dama cee kontaan. kon yow li la gën a neex si coiffure mooy am bel bu jongama. si nga xam ne doo si sonn. doo ci sonn waaw looloo ko gën a neex. looloo gën a neex damay dellu si waat suñu rubrique beauté rubrique beauté bi nga xamante ne mooy
toujours dañ leen di wax li nga xamante ne day jëm seen wér-gu-yaram li nga xamante ne day jëm seen corps li nga xam ne day jëm seen i kanam donc tey bi ma leen indi mooy mauvaise haleine boo ko déggee mooy gémmiñ gu am tuuti xet des fois nag day sonal borom sax di sonal ñamu dendal da ngeen di jël li nga xamante ne mooy xorompolle boo ci jëlee lu yem rek daal di koy baxal jëm ko def bain de bouche boo déggee bain de bouche mooy ndox mi ñuy raxasoo si gémmiñ nga koy faral di ko def dina leen tàggaleeg ak li nga xamante ne mooy mauvaise haleine muy gémmiñ gu xaw a changé bu xet tuuti mi ngoog loolu la leen indiloon si truc et astuce xam naa ni balaa maa jàkkaarloog sama coiffeuse mu tàggoo dañuy daal di dem jëli benn témoignage boo xamante ne magam grande sœuram doon léppam ci moom témoigné na ko si digganteem ak moom ak si digganteem yi nga xamante ne ñooy waa Cité Senghor kon ñu dem xooli ko te ñëw. bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi sant yàlla di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad di am mbégte lool nag ci bis bi ngeen ñëwee fii ci sama kër rak borom kër ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm ndax lii daal dafa rëy lool di jiital nuyoo bi nag ci suñu imaam Ahmed Niang ndax Ahmed wax dëgg yàlla sama rakk la te yàqul koñ bi moom ñi mu àndal ñu ngi koy ñaanal wér ak jàmmam fu mu toll rek yàlla na ko yàlla dolli wér moo fameem di ñaanalit El Hadj Wade sama rakk la ndax El Hadj Wade Alaaji Ndëri Wade rek mooy baayam te yàqul koñ bi nag Alaaji Ndëri Wade moo fi njëkk a samp daara joojee nag wuyu na ko ca këram ndax arxuraan ja Alaaji Ndëri Wade moo njëkk a samp daara fii ci Cité Senghor daara yi mën naa ne bu ma ko compté fukki daara la ak benn bu ma ko doon lim di ko ñaanal nag mu am wér moom ñamu bokkal roja ba di ñaanalit Gàmmu Wàdd ma nga xam ne mooy magam di taaw di yaay defar na koñ bi moom itam ndax lu baax lay wax ndax Gàmmu Wàdd foofee mu nekk ay xale rek la boot are Jakarta ba bu xale ya di wax mu ngay fem bu lay wax lu baax mu ngay fem bu ñuy wax lu ñaaw mu ni leen noonu ñaaw na def leen lu baax ba tax na xale ya di def lu baax Cité Senghor gi nag di benn bopp di famille tuddantey doom mayantey njëkke moo am Cité Senghor lépp loo xam ne nii waaye taxaw na ca rek muy bànneex muy naqar ñoom dañ koy bokk ba mu sedd guy kon yàlla na yàlla fekk seen fan ñoom ñëpp wanu raamaan yéen nag mënuñu leen a fay ndax dañuy tiitaroo rojo bi da ngeen ñoo sagal ngeen ñëw wuy si nag sama rakki jëkkër ji di caatu kër gi ami buy nas ma yëg ko buy nocc ma yëg ko kon yàlla na yàlla fay ko moo ki magam gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp ndax lii dafa rëy kon yàlla na yàlla fay leen ndax mënoon ngeen ñoo xeepan dem di ko defi ci yeneeni koñ mais defu leen ko da ngeen ni fii ngeen koy defe kon yàlla na leen yàlla fay ñoo ngi sant seen métier mii yàlla na ngeen ci nekk ba naax ba kenn ku ci ne booy dem sa kër moroom ni gone gi yóbbu ma kër diw yàlla na ko yàlla def ñun de sant nañ leen de ndax dañ leen di tiitaroo fu ñu toll yàlla na leen yàlla fay waaw waa Rojo Kër fii yéen la ñuy tiitaroo yàlla na leen yàlla fay sagal ngeen ñun dañuy tiitaroo fu ñu dem dañuy tiitaru ndax yéen gërëm naa ñëpp Cité Senghor nag nañu am lu dul Cité Senghor te Cité Senghor defarul naa alxuraan a ko defar daaray Mor Xëri Géey ngi nii jubaay Daam Njaay ngi nii jubaay Abdou Biram Saara ngi nii ñun kontaan nañu ndax alxuraan rek nu wër kon yàlla na yàlla dolli jàmm Ami Collé nag jërëjëf sa métier mi yàlla na nga ko muurloo ba jox ma ci paasu Màkka ci barke Moustapha say mag nga fi nekkal nag wax dëgg yàlla jàmm rek nag nga nekk ak ñoom ñu ngi lay gërëm aadamaa nga ne amaam fu mu toll di la waxal lu baax jox nga leen cër jox nga leen respect yàlla na yàlla fay la waa nga màgget ak sa borom kër loolu rek laa amoon lu ma ciy wax lu ci dëng nag da ngeen ma baal ndax nit a matul yàlla na yàlla fay leen. gannaaw ba ngeen gisee nag témoignage boobu macha allah tarkal la kontaan nañu bu baax a baax nee naa ne diw bu ñu ne baax na rek mbokk yi ñoo ko wax ba tax na rek dañuy remercier bu baax soxna Cissé boobu bëgg ceeb boobu macha allah témoignage am na solo lool. bu ko defee rek ma daal di retourner sama wetu bel di ko sama coiffeuse du moins di ko bàyyi mu daal di tàggatoo daal di nuyu gërëm ñi nga xamante ne xamme nañ ko à travers la première chaîne régionale di seen télé di Thiès TV télé gox bi number one nag.
waaw gis ngeen léegi maa ngi nii toog ak sama belle du jour dama ko indiwaat fi nga xam ne mooy restaurant Le Famanda mi nga xamante ne nee naa tey ji moo dalal équipe Fambel. Restaurant Le Famanda na nekk diggante rond-point Nguent ak diggante police centrale mu restaurant bu chic nekk restaurant boo xamante ne nee naa boo fi ñëwee di nga kontaan ndax façon cocktail bu nekk mi ngi fi waaye aussi nee naa la boo namee coof grillé rek da ngay ñëw fii si restaurant Le Famanda ñu daal di osé nag si seen confort ndax boo duggee rek hygiène bi ngay njëkk a sentir ni am na fi ak bien-être bien-être nag boo na ko déggee wàllum biir bi laay wax macha allah ku fi dugg rek di nga kontaan di nga am li nga bëgg ma daal di jàkkaarloog sama belle na ko Yacine ah baax boobu nga defal nag non xew na vraiment xàmmee ma sax sama bopp. oh non loolu rëy na mais Yacine noo gisee sama coiffeuse bi nga xamante ne jàmbaar la ah. tey jii ñoo ko fekk këram gis nga tey ni mu nekkee jàmbaar defal la di macha allah lay wax si moom. ah moom daal macha allah en plus li muy defal seet na loxo bi set na macha allah en plus gaaw na tooguma lu mel. vraiment rafet na daal. maa ngi kontaan trop sax. en tant que jigéen tu es étudiante. donc mu nekk jigéen comme yow même bu fekkee il y a une très grande différence d'âge jigéen la comme yow donc lan nga koy gën a ñaaxaat. ah di ko ñaax mu gën a liggéey rek parce que ku bëgg dara tamit foog nga def dara. ak fi réew mi toll vraiment déjà damay gis ñi minimiser femmes yi. mais je pense que nekk lu normal. jigéen baax na même aussi tamit góor baax na. 50-50 la ñu wax. loolu daal nga gëm yow 50-50. kese ah non sama bébé bi am na solo macha allah donc yow yan projet nga am. élève nga yaa ngi jàng am nga sa bac yaa ngi si université bu Fatick donc yow en tant que intellectuel la sax laay wax ah yan objectif nga am ak yan ambition nga am ëllëg. voilà déjà maa ngi en première année du coup bëgg naa aussi jàng ba am sama licence incha allah jéem a xool leneen. parce que aussi bien vrai que météo mais avec il faut être ambitieuse à la fois. du coup di nuyuwaale sama yaay. moom nga xamante ni. saa yu ma bëggee xaar de gis tourné gis ko yi damay gën a jàpp. di ñaanal sama papa tamit fu mu jógee yàlla na ko gënal fu mu ne yàlla na ko gënal fu mu jógee. di ñaax daal vraiment. nee nga léegi benn wax bu am solo damay gën a góorgóorlu ndax saa yu ma bëggee xaar de su ma xoolee sama yaay gestu xool ko day tax ma gën a jàpp lu waral loolu ba ndëgër laay nga am sa yaay ba boo ko xoolee rek war a mën a góorgóorlu. bon c'est vrai que je peux dire que sama yaay mooy sama meilleure amie. yàgg nañ man ak moom tey lu ma am lu ma metti lu ne moom laa koy wax. ku ci nekk sa yaay nga man aussi moom laa am di ko tiitaroo teg ci. ba tax na daal yàlla na ma fi yàlla bàyyi moom ba mën koo teral incha allah. dafa nekk sa complice ci lépp daal. waaw exactement dafa nekk sama complice. lu ma metti rek xam na il suffit que mu xool ma rek pour xam ko. voilà à tous les moments du monde on vous adore. lii rek dafa neex macha allah. mais tey jii gis nga yóbbu nañ la defal la ba nga rafet fii lañ la jëlee woon. restaurant Le Famanda tey ñu indiwaat la waat si restaurant Le Famanda dama bëgg nga wax tuuti rek si restaurant bi tuuti rek pour ñi nga xamante ne gis nañu nii ñu xam restaurant bi di fi nekk aussi. parce que tey aussi accueillir nañu. déjà une chose est claire c'est pas la première fois mu ñëw fii. ok yàgg naa di fi ñëw mais genre dafa nekk endroit bu chic. calme aussi. mën nga fi ñëw genre juste pour se distraire. puisque ku ci nekk tamit di nga soxla sa bopp. des fois dama fi ñëw man kese voilà. boo ñëwee aussi dañ lay accueillir normalement li ñu jaay aussi neex na sell na macha allah. lan ngay wax sa moromu jigéen ñi pour bu ñu bëggee aussi accéder ci li nga xam ne mooy émission Fambel ndax sa début wax yaa ngi naan yaakaaroon sax mu jël da nga ko daan seetaan nii lan ngay wax sa moromu jigéen ñi xam ñu ngi lay xoolaa te xam naa ñoom tam bëgg nañ ñëw. waaw si ku ma gis moom di nga bëgg ñëw moom c'est normal. mais juste que man mi déjà gëmuma ko woon mais il suffit que nga gëm ko rek. ku ci nekk mën nañ la fekk fi nga nekk jël la defal la ba nga baax teg ci. du coup ku ci nekk daal loolu la. kenn bu kenn xaar. voilà. lan ngay wax télé Thiès TV Thiès TV dafa nekk benn télé boo xam ne c'est la télé de l'innovation man laa koy tuddee ndax dafa nekk ay doomu ndaw ay xale yu Thiès ay ndaw nag nekk fa di fa liggéey gëm seen bopp lan ngay wax boobu télé bi nga xamante ne tey ñoom ñoo la jël def la seen belle du jour ànd seeg équipe Fambel. ñoom moom awma seen fay surtout yow mii sama tata bu baax bi ak ñii ni macha allah vraiment waaw Lamine mooy sunu cameraman bi Lamine Sow exactement ak Pape Gueye sunu chauffeur. di leen sant daal di leen wax ngeen gën a jàpp rek yàlla baax na en plus télé bi bien vrai que ndax moo laay suivre information et tout mais à chaque fois dama koy xool. surtout émission Fambel aussi yàgg naa di ko seetaan la baax. voilà donc xam nga Thiès amul woon lii tey jii en tant que jeune ba ngay nekk xale di màgg ba nii daanoo gis Thiès développé wu nii tey ñu dem ba am ay ndawu Thiès TV am benn entreprise bi tudd Thiès TV aussi lan ngay wax ñi nga xamante ne yor nañ seen alam pour ñu bañ ko yóbbu fa ñëw indi ko seen dëkk fi nga xam ne mooy Thiès def ni waa Thiès TV ki ibbi Thiès TV jox ko doomu Thiès TV ñi fay liggéey di fa béy seen waa.
surtout loolu aussi que à chaque fois dama seetlu que déjà jeunes sénégalais yi koo wax genre dañ na naan kay dama bëgg génn et tout. man je préfère man liggéey li may liggéey fii tekk fii. jàppale Thiès lañ dëkk on est des Thiessoises quand même. du coup ñun tamit Thiessoises ñu mën a jàppale waa Thiès TV. genre di leen suivre partout. te nag bu ñu duggee YouTube di bës cloche bi exactement di abonné surtout loolu. non émission bi bëgguma sax mu jeex Lamine franchement ah kontaan naa macha allah sama benn waxtaan ak moom day neex ndax moom ay rërë la koy dóor moom lay dóor macha allah day dama air yi mi ngoog dama lay bàyyi nga daal di tàggoo Yacina daal di bégal ndax lii rek mbégte la si ñi lay xool bégal say soppe à travers la première chaîne régionale di leen xool di rire di sourire di wane sa maquillage seen xol di sedd surtout loolu voilà parce que kontaan naa trop macha allah vraiment maquillage bi rafet na et tout coiffure bi aussi même chose en plus dafa neex ci tàngaay bi loolu moom ci gën a neex. ça te va bien aussi. Ouais, merci beaucoup. ñan ngay remercier. maa ngi lay remercier yow sama tata ak ñoom Lamine ak ñii. voilà di remercier waale aussi sama yaay. parce que ak ñi may seetaan bien sûr. waaw sa yaay aussi ñoo koy delloowaat njukkal bu baax a baax ndax da nga ko demandé permission rek mu ne amul benn problème daañu ko accorder je l'ai eu par téléphone ma wax ak moom mu ne ma mën na ñëw. kon donc moom tam ñu ngi koy njukkalaat bu baax di ko remercier bu baax a baax. bon léegi nag xam naa. au revoir ak say ami amoo xarit xanaa ñun dañ maa lakkal moo tax du ma leen tudd. amoo xarit de passage. wala benn prétendant boog sax nga ne ko gis nga ko. non bàyyi prétendant dafa teel de trop voilà. daal rek ñu concentré pour le moment. daal di jàng voilà lu jot yomb incha allah. waaw kon donc ma chérie bonne continuation. on te souhaite le meilleur on te souhaite aussi la totale di la ñaanal yàlla rek sa ambition nga eggali ko incha allahu rabbi ah. voilà ba bien maak bi ñëpp ñu bokk si ah. di leen ñaanal yéen aussi waaw daal di jox Lamine oto jox Papa Gueye oto. mi ngoog mën na nekk loolu di leen ñaanal yéen aussi kanam bi gën a télé bi gën a jëm ci kanam. amiin macha allah amiin yàlla baax na te dina def lépp. merci beaucoup Yacine c'était sur notre émission Fembel ah ñu ngi lay remercier bu baax a baax waaye nag l'émission tire à sa fin ñoo ngi tàggatoo waaye balaa maa dem dinaa remercier ki nga xamante ne mooy sama belle bi maa ngi koy remercier bu baax Yacine di remercier sama coiffeuse mi nga xam ne mooy Amine Diorno nekk foofu si diwaanu Cité Senghor nekk nit ku baax nit ku simple di ko ñaanal yàlla nag balaa déwén yàlla na am salon boo xamante ne moo koy moomal boppam moo fay am ay élèves am di leen di jàng si li mu mën di remercier aussi sama cameraman bi nga xam ne Lamine Sow nee naa leen ni ngeen ko gisee rek di ko commenter image yu rafet yi si émission yi rek moom moo koy def kon moom dañ koy jaajëfal bu baax a baax kooku doomu ndeyu Seydou Diallo waaye Papa Gueye kenn du moom kooku suñu chauffeur la suñu càmmiñu bopp la borom xolu or boobu ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax di remercier ki nga xam ne aussi mooy Pape la remercier nañ ko bu baax ndax tey bu ñu accédé suñu coiffeuse jàpp na si kon moom itam ñu ngi koy remercier bu baax a baax waaye nag di remercier ki nga xamante ne aussi coiffeuse la kooku mooy ñoom waa Babel ah Adama Kanté maa ngi koy remercier ak ki nga xam ne mooy Moussou remercier naa ko bu baax di remercier ki nga xamante ne kooku mooy Mame Diarra Diouf salon sopp sëñ Fall bi nekk Ngent maman Aïda fàttewu ma la waaye aussi salon la belle dame bu Aïda sama bébé chéri fàttewu ma la du nuyu képp koo xamante ne rek yaa ngi doon seetaan la première chaîne régionale ah ñoo ngi lay remercier bu baax a baax di la delloowaat njukkal du ma fàtte aussi ki nga xamante ne mooy sama couturière kooku mooy Fatou Sylla madame Sylla foofu sa Ngent maa ngi koy remercier bu baax a baax Ibou Samb Jaxaaw du ma la fàtte aussi remercier naa la waaye tey ku solool alaati ci kooku mooy madame Sarr nekk foofu sa Medina Fall moo def yu rafet yi tey moo ma solal ba ma rafet macha allah en Lamine mi ngoog tey damaa génn ñëpp signé mi ngoog lii la ma defal daal di may defal bleu doré bu rafet madame Sarr ñu ngi lay remercier bu baax de passage ñoom ñëpp dañuy jàpp si émission Fembel bu ñu sañoon rek saa bu émission bi amee rek ñu daal di bégee daal di kontaan daal di aussi di jël seen doole seen ñàkk di ko def si émission bi wala di ko def si man rek dama leen di remercier bu baax ñi nga xamante ne tey ñooñu dalal muy le restaurant Le Pamanda ñu ngi leen di remercier bu baax a baax nee naa leen bari wax taxut a bari wax dafa fekk rek dañuy leeral ay mbir restaurant Le Pamanda nekk na restaurant le plus chic fii si biir Thiès nee naa leen boo fa duggee rek seen hygiène ñoo lay njëkk a accueillir ba pare dañoo oser seen confort macha allah oser li nga xamante ne mooy bien-être nit ñi ndax ay togg yu neex la ñuy def yu sell boo ñëwee cocktail boo bëgg rek dinañ la ko jox et puis tu te sens à l'aise foofu kon dañoo bëgg ñëpp ñëw si restaurant fii Le Pamanda ndax moo ko yor nag nekk diggante rond point Ngent nekk diggante police mi ngi si digg bi daal ku ñëw daal di nga gis restaurant Le Pamanda ñu am aussi ay service bu adorable macha allah tarkal la kon yéen ñëpp ci soir yi fii la restaurant Le Pamanda kon dama leen dox di daje ba beneen yoon ak sama beneen belle du jour wala sama beneen dame boo xamante ne dame de fer la mu indi leen ko fii rek si la première chaîne régionale mu daal di jàkkaarloo yéen rek ngeen daal di bég à très bientôt